asalaamaaleykum mbokku turfis yi ñu dellu siwaat ak yéen ci seen émission mbeex mi ak joor gi ku ni mbeex mi ak joor gi nag ni course hippique tey nag neneen la tëddee ndax dañu invité ki nga xam ni moo nekkoon ba léegi sax président comité de pilotage pour la réfection de l'hippodrome Tanor Anta Mbaxar ku nekk xam na ni itam tabaxoon na ko ba mu mel ni mu war a mel waaye ci biir loolu yàlla def mu retiré wu ci course yi wala boog am lu ko génne ci course yi hippodrome Tanor Anta Mbaxar nag wëlbati ku mel ni mu mel léegi dañuy bàyyi Abdou Salam Gueye suñu invité dalal ko jàmm mu nuyoo ñu doog a ñëw nag ci suñu waxtaan ndax hippodrome Tanor Anta Mbaxar mooy benn course boo nga xam ni moom rek moo jege Ndakaaru te vraiment defe nañ ne bu ñu ko ñàkkee yaakaar naa ni course dina gën a sooxe dolli ci li mu sooxe woon Salam ñu bàyyi la nga nuyoo. Matar jërëjëf gannaaw bi ma lu nuyoo aussi téléspectateur u mbeex mi ak joor gi mënuma toog fii di wax ci course te sama xel demul ci mag ñi nga xam ne ñoo yoroon course yi sama xel dana dem ci ku mel ni Mathiam Gallo plus proche de nous ñi ñu gën a jege sama xel dana dem ci docteur Babacar Diop sama xel dana dem ci professeur Bao sama xel dana dem aussi ci Alaaji Badara Lo ak rakam Pablo ak ñeneen mais ñi nga xam ne aussi ñooy mag ñi ñu fi dese dañu war leen di ñaanal yal na leen yàlla yàggal sunu kanam sama xel dana dem ci Pape Alsane Diop sama xel dana dem aussi ci sunu mag di sunu nijaay Ousmane Camara donc loolu daal la bëgg nuyoo téléspectateurs yi en attendant maintenant que ñu dugg ci waxtaan bi. Bon ñu gis ni bi nga nekkee ci biir course yi vraiment defoon nga ay démarches yoo nga xam ni yu ràññeeku woon la ndax course hippique man ba ma ci ñëwee en 1997 di def reportage ba léegi mennum yow laa gis nga construire un hippodrome ci say pexe état bi jàppale la ñeneen ak ñeneen jàppale la muy hippodrome Tanor Anta Mbaxar tey ñu dem ba hippodrome Tanor Anta Mbaxar nekk ci yenn état yi d'ailleurs image yaa ngi nii gis nga bopp fas bi yow yaa ko sculpté woon ci VDN bi indi ko fi nga xam ni mooy hippodrome Tanor Anta Mbaxar installé ko fa jëmbat fa ay guy tabax fa ay tribune ñu gis ni depuis bi nga génnee ci affaire bi hippodrome bi day délabré wu di délabré wu ba gis nga fi mu mujj léegi defe naa war nga mën a xool image yi def ci sa commentaire. waaw Matar lii mooy situation actuelle bu hippodrome Tanor Anta Mbaxar mais fa ñu war a commencé wax ji mooy ne hippodrome yi nekk ci Sénégal yëpp Tanor Anta Mbaxar moo ci mag ndax sa création ci archive yi ñu am daal mu ngi war a nekk diggante 1885 jëm 1890 ci estimation mais am nañu ay documents yuy wane ne de façon officielle que 1903 dawal nañ fa benn journée bu am solo boo xam ne daal kenn dootu ko fàtte te ba léegi sax ñun ñu ngi koy fàttaliku di ko commémorer hippodrome boobu nag man bi ma koy jot wala biñ may def président daanaka man juddoo ma ci course man équitation laa bokk man nekkoon président fédération des sports équestres li ma dugal ci hippodrome bi nag sama nijaay la Pape Alsane Diop moo ma woo ne ma Tëngéej ñu ngi waaj a ñàkk suñu course bi te daal dama la yaakaar pour nga ñëw jàppale ñu ci loolu ma indi ci course ba ma ñëwee it jàppale na ma taxawu na ma ndax booba course bi dagg nañ ko ay kër dem nañu ba waxtaan ceeg préfet bi fi newoon préfet jox ñu ay parcelles ñu déloger nit ñi génne leen bu ngeen fàttala ko ba ci équipe bi nga xam ne moom jiitu buñ daan course Tëngéej dañuy louer ay sacket ak ay crinting pour wërale ko ci course bi mu nekkoon vraiment image yu ñaaw a ñaaw yoo xam ne Rufisque était indigne de ça waxuma sax course Sénégal keroog bañ ma nommé à la préfecture président du comité de pilotage ñu defal ma benn interview Mame Pathé Ndoye bu
xaw ma Sud FM la ne woon xaw ma fàtte naa. benn journaliste la woon. voilà ak El Hadj Yamar Diop. ñu ne ma président lan mooy nekk sa premier chantier ma ne sama premier chantier mooy hippodrome bi d'abord ñu récupérer waat ko. muré ko. te yàlla jàppale nañu ba ña fa newoon préfet may ñu ay parcelles teg ko ci loxo Pape Alsane. ñu coaché ko ku ci nekk ñu jox la sa parcelle jàppale la nga génn course bi dem taxu ak ay këyit yu wóor. wëlbatiku nag ñu jublu ci mur bi identifier d'abord la fa des ci assiette parce que hippodrome bi ca commencement ba presque 17 hectares la woon. ñu di ko grignoter di ko rogner ba la fa des daal un peu moins 10 hectares mais quand même ñu ne daal on va se contenter de ça nañ fexe ba muré ko. def nañu nag suñuy pexe. et ba muré ko ba mu daj ba nekk benn bunt. waaw pexe yooyu nag. sama kanam waaw pexe yooyu nag. et ñu ci bëri jàppale nañ ñu ci. ñu ci mel ni waa Fougerolles. Fougerolles moo nekk léegi Eiffage. jàppale nañu ci bu baax. waa Sococim. booba Pierre Crémieux moo fi nekk le père de Yves Crémieux. jàppale nañ ci bu baax. maanaam amoon nga ci ay partenaires. yoo nga xam ni ñoo ci doon jàppale. pour éviter waale. waaw mais mérite na ñuy citer leen aussi. parce que bu dul woon ñoom. du ñu yegg fi ñu yegg. ki nga xam ne nag moo ñu gën a jàppale ba course bi taxaw. colonel Omar Ndiaye la. moo nekkoon directeur général LONASE. xam nga chaque année dafa am grand prix bu ñu tuddee grand prix de l'Arc de Triomphe. waaw bu ñuy dawal en France le 1er décembre le premier dimanche. du mois d'octobre. ren le 2 lay doon. le 2 octobre. alors ma dem ci grand prix bi dañ ma fa daan invité nag. ñu organiser benn soirée France Gallo. ma bokk table ak Berlinguer qui était le directeur du PMU. moom Berlinguer boobu moom booleeg Omar Ndiaye. Omar Ndiaye woolu ma ñëw. mu defal ñu benn chèque pour ñu mën a yeggali mur bi. de 6,750,000. xam naa montant bi parce que gis naa chèque bi. voilà lépp transparence la woon. loolu nag moo ñu jàppale ba ñu murer course bi. addina di dox ba en 2000 bi Joseph Ndong nekkee ministre des sports. muy wër les infrastructures de la région de Dakar. ànd ak Mbaye Jacques Diop dem si yàlla si. ñu ñëw ba course ba mu laaj ma mu ngi yore styloom di bind. lan ngeen soxla fii. ma ne ko ñu daal tribune lañ bëgg. donc Joseph Ndong moo initié tribune bi. c'est vrai que inauguré wu ko Youssou Ndiaye ko inauguré mais Joseph Ndong moo ko initié. mais tribune yi xoolal ni mel léegi. waaw fi mu nekk nii yëf yi yàqu na lépp yàqu na gis nga panneau publicitaire yi ñu ci defoon. yooyu yëpp yàqu na waaye am nañ ci yaakaar. hippodrome bi yàqu woon na ba ñu yaakaar ne kenn dootu ko mun defaraat. négligence moo ko waral. waaw négligence moo ko waral. négligence moo ko waral parce que situation bu mel nii vraiment ñaaw na waxuma sax pour les courses hippiques mais pour Tëngéej. Tëngéej nekkoon une grande ville de course. te hippodrome bi mooy hippodrome bi mag ci hippodrome Sénégal. bu Ndar rek ko magoon te bu Ndar disparaître na. moom moo fi des. mooy lay bar. ñu war ko fonk war ko defar gis nga li ñu defaroon yëpp yàqu na. seng yi dem na toiture yi dem na escalier yi daanu na. waaye nag l'espoir est encore permis. ndax Pape Alassane Diop toujours lui daf ne ma bul génne sa loxo demal jàppale xale yi. dellu si waat naa ci ba semaine dernière ajuma ba lay passé préfet Tëngéej woo na ma wax ceeg man ndax li gën a yàq hippodrome bi c'est le passage du TER. moo ko gën a yàq ñëw def fa benn passerelle boo xam ne mën nañ wax ne sax benn li ma fa yàq daal bari na mais heureusement natt nañu piste bi. natt nañ ko ba mën nañ fa am une piste de 900 à 930 mètres. léegi nag préfet nee na ma avant weeru août bi di dee dana woote benn daje. boo xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo yore réhabilitation hippodrome bi ak waa TER ak waa APIX le maire de Rufisque Est nga xam ne ci commune am la nekk ñu toog seet naka la ñuy def ba defaraat course bi. parce que lañ fa yàq bari na lool. am na ci loo xam ne nit ñee ko yàq mais am na loo xam ne aussi borom chantier yi mooy waa TER mooy waa SATAR mooy ñeneen ñoom ñoo ko yàq ñooñu nag dañu bëgg avec le préfet ñu waxtaan ak ñoom ba ñu delloowaatal ñu sunu course na mu meloon defaraatal ñu mur yi jàppale ñu defaraat tribune yi sur le fond aménager waat fa yeneen commodité. waaw loolu nag li nga wax lépp am na ci yàqu gi. mais la négligence des dirigeants de l'hippisme aussi am na ci.
ñu gis ni hippodrome bi nii mu mel boo xoolee entraîneurs yi ak jockey yi image bi la ñu xaw a am ñoom itam mel ni li ñuy liggéey amul njëriñ. waaw loolu y a une bonne part de vérité. xam nga course bu jëkkoon am polo woon. moo ko rawante gaal même football sax folo woon. bu jëkkoon da ngay am sa métier nga nekk instituteur wala nga nekk leneen boo xëyee nga dem jàngale ba ngoon soo wàccee dem sol sa godaas dem entraînement. football léegi professionnel profession la da ngay nekk footballeur professionnel. course bi nag mutation boobu la deful. léegi boo xoolee ci àddina course dafa nekk une industrie boo xam ne dafay générer ay richesses di créer emploi de façon formelle. ñun Sénégal nag loolu lañ defagul transition boobu dañu considérer toujours d'ailleurs boo xoolee course yi ñaari ministère a ko yore. c'est le ministère de l'élevage et le ministère des sports. alors que boo demee dans d'autres pays yoo xam ne développé nañ seen course. course ministère de l'économie et le ministère de l'agriculture ñoo ko yore. def ma loolu nag moo leen di jox doole pour que ñu mën ko développer. waaw tey boo demoon France. France Gallo dana jot ci PMU français à peu près 2200 milliards de francs CFA. à peu près 10% de son chiffre d'affaires. Sénégal PMU bu LONASE mu ngi def à peu près 30 milliards de chiffre d'affaires. 30 milliards yi décret génn na bu wax ne war nañu cee jox 2% de 30 milliards. c'est vrai que ku amul woon dara ñu xëy di la jox 500 et quelques millions presque 600 millions. dara la. mais par rapport au développement course ak ni course war a doxee. li nit ñi war a xam mooy ne xaalisu course xaalisu fas mooy doxal course xaalisu PMU réew moo dem. xaalisu fas mooy dundal fas. mooy dundal fas dundal course yi dundal nitu fas. képp koo xam da nga yëngatu ci fas xaalis ba nga ci war a am la nga ci war a teddee fas a ko indi ñu redistribuer waat ko. muy PMU. tey boo demee Maroc presque dem nañ ba 17%. France ngi ci 10% du chiffre d'affaires. Maroc ngi ci 17%, ñun ñu ngi ci 2%. xam nga diggante 2% ak 10 ak 17 la fa nekk vraiment dana yàmbalang. li nga xam ne moo mën a doxal course mooy d'abord la professionnalisation de la filière. ñi nga xam ne dañ ciy nekk comme ni ñu def football bi bu ñu bëggee mu dox nit ñi dañuy nekk ay vrais professionnels nga xam ne sa temps da nga koy consacrer ci activité bi pour mu mën a jëm kanam. te tey boo xoolee am nañ à peu près 200 chevaux de course. boo xoolee charge yi nga xam ne moom la propriétaire du supporter. diggante waxuma sax li nga jënde fas bi ak li nga investir ci sa écurie mais diggante dundu fas ak dundu palefrenier ak dundu jockey. ak seeni ak yeneen frais yi ci war. engagement yeeg transport yeeg yooyu yëpp soo ko calculer 500 millions taxaw na. fas bi mënu ko indi. 500 millions taxaw na. te boolewuma ci les frais vétérinaires. ku ci nekk nag yaa xam say frais vétérinaires say maréchalerie nu mu toll mais boo ko ci doolee daanaka di nga yegg 600 millions. maanaam gis nañu ni fas munul dundal boppam ci fasu course munul dundal ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey. waaw borom fas wi ci boppam day dawal di perte xaalisam ba tax na ku dugg ci course rek génnaat. alors dama lay jox lan mooñ ciy génn. dama lay jox benn exemple boo xam ne. ci man la. en 99. dañu dawal benn grand prix moolu 3 ans Saint-Louis. sama kanam ñu teg 1 million. ku raw am 500 000. mais dañ lay jox sa chèque da ngay raw dimanche ñu jox la sa chèque mardi. birima nguy raw. sa fas. waaw. ma war a jot sama chèque mardi. bi ma laata jot sama chèque gu 500 000 dépensé naa 625 000 te kenn fayeegu ma donc déjà même su ma jotee sama chèque perte naa 125 000 maa raw mais perte naa. sakkatuma nag ki jël deuxième ki jël troisième ki jël quatrième. ndax jusque là. yëf yi folo woon mag ñi dañ daan wax naan. fasu course desitu njël lay lekk. maanaam sa njël day mat. sa njëlu weer wi mat na sa njëlu weer wa ca topp mat na. la nga desal nag. moom ngay foowee di ko def saw fas. loolu nag léegi dafa xewi. football da nga daan football ba football bi match bi jeex yaa gagné am nga coupe mais amoo sax passe bu la yóbbu.
nga dem amoo reer boo reeree. léegi sa oto ngay gaare. léegi nag sa oto ngay gaare oto bu rafet. bu cher loolu la entraîneur yi war di def nag. loolu nag lañ leen yéene. dañu war a moderniser course yi ba nga xam ne. képp ku nekk ci course dana la teral. te xaalis bi mu lay terale xaalisam la xaalisu fas la. mooy modernisation bi rek. waaw te loolu mën nañ ko. compétence yaa ngi fi. xaalis baa ngi fi. LONASE bu indee ñu uti ay partenaires financiers yoo xam ne dañuy ñëw dugal seen xaalis ci course bi. Matar loolu lu yomb la. mais li nga wax sànq ci bon ma félicité waale la. bi sa fas Birima Nguy rawee grand prix chef de l'État ak léegi. 20 ans net la. waaw exactement kon mi ngi ci 20e année am. xam naa ni sax war nga ci organiser benn fête. parce que lu rëy la. 2001 2021. lu rëy la. Birima Nguy di fas boo nga xam ni siggal na la trop. mais nga dem ba ci biir xam ni yor fas perte la. nga bàyyi fas yi. est-ce que boroom fas. am na droit diriger course. waaw ça dépend li gënoon. mooy ki diriger course surtout avec les événements qui sont produits ces dernières années. dañu gis ne amoon na daal des conflits d'intérêts diggante ñi nga xam ne ñooy diriger course yi. ak course yi ci seen bopp. maanaam intérêt wu ñi diriger course yi moom lañ gënoon privilégié par rapport ak avancement course. donc la gënoon mooy ki nga xam ne mooy jiite fas yi nekk ku bëgg fas. mais koo xam ne fasam du compétir maanaam du am fas buy compétir. nga xam ne tëraayu njaaxaanaay lay tëddee ndeyjoor ak càmmeñ ak kanam ak gannaaw ñëpp moo leen di uuf. mu nekk koo xam ne ku yaatu gannaaw la ku yaatu dënn la. mën a uuf ñëpp. loolu buñ ko defoon. boole ci professionnalisation yaakaar naa ne ci ñaari at course dana changer de visage. jockey yi benn bés damay nettali benn nit benn mbër bu tudd Bàcc Seras. dafa bëri ñaari combat jënd kër. Pikine waaw. nga jël jockey bu mel ni Alpha Ndiaye. diggante fii ba Sébikotane mënu fi jënd kër. dund na ba suul nañ ko amul kër. te bépp teranga bu ñu war a am ci course. am na ko xamatuma ñaata yoon la raw. non da nga naan ndam lu ñuy def ci course. def na ko def na ko. mais la mu cay jëlee. moo ko mënta jariñ dara. ndax course hippique. ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey. tuuti lañ leen di jox borom fas yu nag moom day jël li mu am. di booleeg li fas wi di am. di ko dundale fas wi ak ñi nga xam ni ñoo yore fas yi. tout à fait. bon ñu gis itam ni course hippique du am sponsor lu tax. waaw d'abord damay dellu siwaat ci li nga waxoon sànq. képp koo xam da nga dugg ci course. la ngay wut mooy grand prix chef de l'État. ndax grand chef de l'État moo lay immortaliser. mooy fii ba abadan bu ñu génnee. liste grand chef archive nga nekk ci. yàlla may ma loolu. première fois bi ma dawalee ci grand chef de l'État. nga ko gagné laa ko raw. ma ciy waxtaan ak sama benn paa bu tudd Lamine Gueye Fadiour. mu ne ma yow yàlla la beral loxo. non li nga lebal course la la yàlla fay. ah waaw loolu yow daanaka sax noonu la ko waxee. waaw donc mu nekk événement boo xam ne ba léegi boo ma koy rappelé wala keneen di ma ko fàttali. dama koy yëgaat ci sama xol. nit dund na ay mag ñoo xam ne def nañ lu nekk ci course bi. te amuñu grand chef de l'État. dëgg la kon nag maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. maintenant li jëm ci affaire sponsoring. waaw. jéemoon nañ fi sax am ay piste yoo xam ne man bi may dugg ci course. docteur Babacar Diop moo ma woolu ne mën naa ñëw bokk ci CNG bi pour yoral leen la commission sponsoring. mooy année bi Penda Yéri rawee grand chef de l'État. 96 97 boor yooyu. année boobu bi ma ñëwee rek am nañu benn sponsor bu mag muy Shell. keroog bu ñu signé contrat bi ñu ngi ko signé Thiaroye Azur ci station Shell. station boobu waaw. le directeur de Shell Afrique. moo jógee Nigéria ñëw fekk si ko. pour won la ne rek affaire bi joxoon nañ ko dayoo boo xam ne. ak gëdd boo xam ne ku ñëw da ñuy respecté. mais Matar moment boobu may ñëw ci course bu ma ñëwee ci réunion CNG docteur Babacar Diop toog. Pape Alsane toog. Omar Sam Wagne toog. professeur Bawa toog. professeur Sakhir Thiam toog. Ousmane Doucouré l'ancien trésorier Serigne Tako Fall. Serigne Tako Fall. ñoom directeur de la douane. directeur de la douane. ñoom Chimère.
ñoom Ousmane Doucouré. ñoom Badara Lo ñoom Modou Amar. ay kilifa rek ngay fekk ci taabal ji. dëgg la dëgg la ñoo xam ne bu ñu defee seen réunion ba pare nga xam ne ñii kon ci jox waxuma la course de. kun ci jox réew mi nga doxal ko. dafa amoon solo. booba bu ñu waree gis ministre du budget. Fall Sane fi mu toog lay former benn délégation. ne Omar Sambagne jiite ko. wala Modou Amar jiite ko wala diw jiite ko. soxlawuñu sax audience dañuy xëy le lendemain fa ñu war a daje ñu daje dugg ci seen i oto dem ca ministère du budget bu ñu demee Omar Sam ne man la Omar Sambagne. professeur Bawo ne man la professeur Bawo. Sakhir ne man la professeur Sakhir. ministre boo mën a doon. di nga génn fekk leen fa ñu toog recevoir leen. maa la ko wax. loolu nag dafa tumuranke léegi ci course yi. ay vraie personnalité yoo xam ne loo leen jox ci réew mi rek mën nañ ko doxal. te boobu mat nañu fukk ak juróom. loolu nag moo tumuranke te sponsor. sponsoring c'est un contrat de confiance. d'abord nit ki daf lay wóolu ngeen signé contrat. mu ne la lii laa bëgg ak lii en contrepartie dinaa la jox 1 million wala 2 millions wala 10 millions wala 100 millions. mais yow loolu ngeen signé ak moom. da nga ko war respecter. le problème des courses nag c'était ça. ils ne pouvaient pas respecter un cahier de charge. maanaam li ñu signantee ak partenaire bi. ñoom duñ ko mun a respecter parce que c'est pas des professionnels. ay nit la ñoo xam ne da ngay xëy liggéeyi ba vendredi nga ñëw ci engagement alors que am na liggéey yoo xam ne buñ ko professionnaliser nga xam ne da nga koy jox gëdd bi ci war jox ko temps bi ci war lu làmb ma sa am. course mën na ko am. lu ko ëpp man toog naa ak benn directeur commercial mu ne ma bés bu ngeen amee li ngeen war a def ci seen biir ba pare lu may def ci làmb ji dinaa ko def ñaari yoon ci course bi ndax xam na ne image course. fa mu mën a yegg ak la mu mën a def. moo gën a rafet moo gën a rafet. moo gën a rafet moo gën a convaincant. billahi benn directeur commercial moo ma ko wax. nee na ma maa ngi ci làmb ji de. waaw mais bés bu ngeen amee li ngeen war a am. am nit ñi ngeen war a am. am organisation bi ngeen war a am ak sérieux bi ngeen war a am. la may def ci làmb ji dinaa ko def ñett ci course bi. mais gis nañu ni nit la. gis nañu ni amaloon nga course njariñ lool. bon comme man jàpp naa ni dama amaloon course njariñ. mais ñu gis ni course ku ko amal njariñ rek. doo ci yaatu. waxtu waa ngi waaj a xoj. Abdou Salam Gueye lan moo ko génne ci course exactement. waaw man li ma génne ci course mën naa wax ne sax que c'était pas une volonté personnelle. pour ma bàyyi. mais ay pratique la rek yoo xam ne. ànduñu ak sama man ni may gisee. ay pratique yoo xam ne c'est des pratiques des contre-valeurs. yoo xam ne bu amee benn yoon nga muñ nga ne dana jeex. mu amaat ñaari yoon bu amee ñaari yoon am ñetti yoon nga xam ne réellement fii tu perds ton temps. parce que course waroon na nekk tey benn industrie boo xam ne dafay créer ay valeurs di créer ay richesses di créer emploi mais boo xoolee le modèle des courses actuelles. c'est un modèle destructeur de richesse. maanaam yow yaay wut sa alal feneen. et destructeur de valeur. et de valeur. yow yaay liggéey feneen. jël sa alal ñëw di ko def ci course yi mu nekk un puits sans fin. mais fa lañ koy liggéeyee di ko indi di ko ci def. alors que boo ñëwee di ci sonn. bëgg nga mu jëm kanam. bëgg nga ëllëg nga gis entraîneur bu yore otoom di dawal. bëgg nga gis jockey bu am këram. malheureusement modèle bi ñu yore mënuñu faa yóbbu. c'est donc une perte de temps. ce qu'il faudrait donc mooy ñu changer notre fusil d'épaule. addina bi yëpp dañuy professionnaliser. nañ professionnaliser sunu filière. di créer emploi di créer ay richesses di wëlbatiku sax di fay état ay taxes ak ay impôts. waaw tant que defuñu loolu. waaw dañuy wiiri rek mais fa ñu nekk duñ fa jóge. bon léegi kon waxtu yu xoj nañu. waaw. maa ngi leen di xamal ni daal course hippique dafa mel ni jigul kuy progresser mais nag loolu yëpp dañ koy bàyyi ci loxo suñu boroom moom mi nga xam ni moo sàkk ñi ciy liggéey. Salam looy tàggoo. waaw mais Matar bàyyi ci suñu loxo boroom ci loxo suñu boroom. dëgg la. mais dañu war a liggéey ñun. yàlla béy sa tool. waaw mais nga tàggoowaale. alors li may tàggoo nit ñi nag. mooy ne. course. addina bi yëpp mu ngi développé. tey boo demee fu mel ni Afrique du Sud. fu mel ni Maroc. et même plus proche de nous dans les pays d'Afrique de l'Ouest. am na ñoo xam ne gis nañu yoon wi. te ñu nit bu ñu defee effort bu ndaw mën nañoo gis yoon wi ba course dekkiwaat. ba course nekk fa mu nekkoon ba képp koo xam da nga ciy yëng sa teranga di la fekk fa nga toog. maa ngi ciy gërëm aussi ku mel ni professeur Sakhir Thiam nga xam ne toise bi ñu daan natte fas yi xam-xamam ak xalaatam moo ko fi génne. moo ko fi jëlee
gaa ñi jëm nañ lu nekk dem nañ France uti expert mais professeur Sakhir ci ay xalaatam moo fexe ba léegi ñu génn ci loolu ba créer les notions de valeur. jërëjëf Abdou Salam Gueye Mbeex meeg Joor gi mi ngi lay sant di la gërëm. di la jox rendez-vous nag ci hippodrome Tanor Anta Mbaxar bu ñu tabaxaat. bu boobaa RTS dina ñëw couvrir lépp wane ko ba ñu xam ni hippodrome Tanor Anta Mbaxar Abdou Salam Gueye ak équipe bi mu àndal ci comité de pilotage bi ñu ngi ciy def ay démarches yu am solo. mais ma fàttali ne loolu yëpp su amee. sunu mag sunu nijaay Pape Alsane Diop. lépp loo xam ne man mën naa ko ci course ci moom la jaare ci loxoom la jaare donc encore une fois maa ngi koy nuyu xaw ma ndax mu ngi seetaan wala déet mais maa ngi koy nuyu te di ko souhaiter aussi un prompt rétablissement et une très bonne santé. merci beaucoup. merci président. Mbeex meeg Joor gi mi ngi leen di tàggu fii mais nag di joxe benn conseil nit bu la tànnee ni la dama bëgg a liggéey ak yow nga ànd ak moom di liggéey bu rafet mu dem ba sa wërsëg jeex ci loxoom wala boog ci li ngeen doon ànd di liggéey mu jële la fa remplace la par keneen waaye ngal la lépp loo ko xamaloon ci lu ñaaw nga denc ko ndax ba ngeen ko doon séq booba cell nga defoon ndax yaa ngi doon am li nga bëgg kon boog Mbeex meeg Joor gi mi ngi leen di tàggu fii ba beneen samedi ak seen xarit Matar Seck Ngaay ak yeneen i invité incha allah. Yeah.